kuréel gii ñuy wax Moussa Sy doy na ñu tuddee ko le congrès de la honte maanaam mooy ndajewu gàcce ñi ci tàmbale di wax booy xool commune gox bi nga xam ne moom la ñu gën a salfaañe wareefam ak li njëkk dañ ko sàggane boo ñëwee fii ci goxu Parcelles Assainies da nga ko fi gis ki ko jiite mu nekk Moussa Sy nekk nit ku ñàkk yitte ku yëg boppam ku ñàkk jox aussi askan bi cëram donc boo jógee foofu nga ñëw xool Parcelles Assainies tey dafa màgg depuis ay années Parcelles mu ngi exister mais mu am ay jafe-jafe pour Parcelles Assainies développer malgré li nga xam ne yàlla may na ko ci économie ak ci taxawaay boo jógee foofu liñ ci njëkk a jàng mooy ñu am taxawaay bi nga xam ne maanaam position géographique mu nekk taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci tefes am tamit benn xar kanam bi nga xam ne mooy tefes bi nekk presque ci ñetti kilomètres boo koy xayma tey day nekk ci fukki simili ak juróom ci centre ville bi ak port de Dakar day nekk tamit ci ñetti fukki simili ci plateforme Diamniadio di nekk enfin aussi ci ñeent fukki minutes ak juróom ci aéroport Blaise Diagne ñu jàng ci loolu tamit ñu am benn population boo xamante ni population bu yëngu la bu takku la aussi boo koy xayma tey ñu nekk ci ñetti téeméeri junni habitants maanaam 300 000 habitants ñi ci ëpp nag doon ay ndaw booy xool seeni at mu ngi tàmbalee ci ñaari fukk ak juróom jëm suuf ñu gis fi aussi tamit Parcelles tey dafay wane xar kanamu Sénégal parce que lu jëm ci aada cosaan xeet lépp dafa dajaloo biir Parcelles Assainies ñu gis ci leneen tamit lu am solo mooy lu jëm ci musique maanaam ci fecc ak wëy ñu am ci ay doom yu am solo boo demee ci sport ñu am ci tamit ay ndaw yu am solo tey boo ko li koy firndeel mooy le roi des arènes c'est Modou Xarañ Lo te doomu Parcelles Assainies la fi la juddoo donc boo demee ci taxawaayu li jëm ci l'impôt ak taxe Parcelles am ci vraiment li nga xam ne yàlla may na ko li nga xam ne tey mën na doxal commune am liñ ci mën a lu mën a doxal goxam liñ ci mën a cité tey mooy am nañu ñeenti marché Dior marché église marché police ak marché bi nekk unité 11 ci biir loolu yëpp ak mbooloo bi takku yëpp bi nekk biir Parcelles nga xam ne Parcelles tey jooyul dara ci li nga xam ne mooy qualité li nga xam ne mooy ay ndaw yi nga xam ne vraiment mën nañu doxal commune bi mën nañoo doxal sax réew Parcelles jooyu ko malgré jumtukaay yooyu yëpp ñu am ak doole boobu yëpp ñu am mais dañoo gis ni Parcelles ba tey dafay sooxe dañoo gis ni Parcelles ba tey dafa am ay jafe-jafe ci biir loolu ñu xool ni Parcelles ak yeneen communes yi tey boo ñëwee ci commune Parcelles dañuy boo taxawee sur les 19 communes de Dakar dañ lay wax ni Parcelles mooy gox bi nga xam ne mooy ñetteeli gox bi ëpp budget tout récemment budget bu ñu mujjee teg ci table bi mu nekk 2 milliards 450 millions mais malgré loolu yëpp ba tey Parcelles mi ngi ci ay jafe-jafe ndax dañoo gis suñuy autorité politique ak étatique yi nga xam ne maanaam ñu nekk ci nguur gi ak politique yi fi ne dañoo desee taxawu Parcelles Assainies ci jafe-jafe yooyu ñu jógewaat foofu ñu gis ni Parcelles mu ngi dund ci ay jafe-jafe yi nga xam ne mooy wàllum assainissement boo koy wax di nga ci jàng mooy eaux usées maanaam ndox yi nga xam ne mooy ndoxu foos yi te boo leen xoolee fan yi Parcelles yëpp yàqu na nawet bi ñëwagul ndoxu foos yi ñu ngi ballee fu ne donc mu nekk jafe-jafe te liñ ci jàngat mooy bientôt dañuy dem ci nawet te bu ñu duggee ci nawet day gën a doy waar ci biir Parcelles Assainies boo jógee ci loolu aussi waa Parcelles di jooy ci dañoo am problème mu eau potable maanaam ndox bu sell bi ñuy naan Parcelles dafay jooy problème mu ndox depuis des années dañ koy jooy tey unité bi bu amee suba kee du am wala da ngay xaar ba 4 heures du matin pour nga mën a jóg pour mën a am ndox mu sell léegi boo jógee foofu aussi ñu koy wax ci cadre général ñu gis fi benn chômage bu doy waar chômage bi nga xam ne kenn mënu koo expliquer ñii nee nañu c'est ak Covid 19 bi mooy jàngoro coronavirus bi fi jàll am na lu mu ci joué mais ñun dañu ne avant même coronavirus Parcelles dafa am problème yooyu dafa am problème mu vraiment ndaw ñi am fu ñu mën a dem ndaw ñu am fu ñu mën a xëy boo ci gisee loolu tamit dañ ci gis li ñuy wax naan manquement wu ci
les PME mooy petite et moyenne entreprise mooy entreprise yi nga xam ne ay entreprise yu ndaw la maanaam ñi nekk suñu yaay yeeg suñu sœur yeeg ñi nga xam ne ñu ngi ci tali teg ay activités yu ndaw pour vraiment mën a soxali seen bopp soxali gox bi boobu tamit gis nañ ci taxawaay bi amul boo demee tamit ci entreprise yu mag yi gis nañ ci tamit taxawaay bi amul boo ci jógee aussi amul benn accompagnement buy jógee ci autorité étatique bu nekk fii muy le monsieur le maire pour accompagner ndaw yooyu noonu ci entrepreneuriat boobu ñu nekk vraiment pour ñu mën koo développer. boo jógee foofu mu nekk benn gox boo xamante ne bari na ay ndaw bari na ay jigéen malgré taxawaay bi ñu am géographiquement am ko ci tefes am ko ci mu nekk ay avantages ak ay koom-koom yoo xamante ne tey mënoon nañ ko exploiter mu mën a jëriñ ay doomu parcelle ba mën a créer ay emplois yu bari mais ba tey gis ngeen sunu tefes bi mu nekk ci 7 kilomètres ba tey mu ngi ne noonu toog ba tey mënuñ see exploiter dara loolu waa parcelle aussi ñu ngi koy jooy boo jógee foofu noonu nga xool ki nga xam ne mooy acteur principal bi nga xam ne tey parcelle buy jooy di ñaxtu moom lay joxoñ baaraam muy le maire Moussa Sy ñu gis ko ni vraiment taxawaayam pour accompagner les parcellois taxawaayam pour jàppale les parcellois ñu génn ci chômage boobu noonu ba tey gis nañ ni taxawaay bi ni mu ko war a defeewu ko boo jógee ci loolu ñu gis ci problème mu école yi fi nekk yi nga xam ne waa Parcelles Assainies ci la ñuy jàngee muy ay jumtukaay yi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk maanaam jumtukaay public ñu gis ci bi dafa sooxe vraiment ñu nekk ci ay jafe-jafe yi nga xam ne école yëpp dafa délabré wu yàqu te loolu dafa bokk tey ci li nga xam ne mooy mëninu maire pour mu accompagner loolu taxawu ko te d'ailleurs sax gisoon nañ ñu yàggul dara en 2019 fan yee bu ñuy def tournée biir parcelle pour wax école yi taxawaay bi ñu am métti bi nga xam ne waa parcelle ñu ngi koy jooy bi ñu demee sur le terrain vraiment pour dénoncer loolu moom monsieur le maire Moussa Sy dafa yónnee ay agent ne leen école yi bu ko kenn laal parce que voté na benn budget de 62 millions boo xamante ne c'est pour mu réfectionner defaraat école yooyu mais ba tey ba sànq ba suba furaas gisuñu benn école ñu ngi fii délabré wu amul benn avancement amul benn yokkute donc boo jógee ci loolu ñu dem sur le plan sanitaire maanaam lu jëm ci santé Parcelles Assainies vraiment nag day sooxe ndax je pense que ni tey Parcelles Assainies ñun ñëpp dañuy dund jafe-jafe yooyu ci côté santé benn centre de santé lañ fi am muy Ma Abdou vraiment mu nekk centre de santé bi nga xam ne mënul jox Parcelles Assainies li ñu soxla ci santé lu ñu soxla ci wér-gu-yaram loolu moo indi tey ba tey bu ñu waree ut li nga xam ne moo ñu war a doy ci santé dañ koy mujjee jéggaani sa jabar buy matu da ngay jéggaani boo amee damm da ngay jéggaani accident bu amoon fii sax tey dañ la fiy jëlee yóbbu la CTO malgré situation da ngay tali yi dafa xat nit mën na cee ñàkk bakkanam ainsi de suite donc wàllum santé doy na waar trop au niveau des Parcelles Assainies te ba tey gisuñu maire bi taxawaay bi mu ci def ñu sentir ci biir loolu ñu gis ci absence radiographie ñu am problème mu scanner bloc opératoire ak benn centre d'hémodialyse yooyu yëpp santé bi mu ngi koy jooy ñu ne nag Moussa Sy ñoo bañ ñu jógewaat foofu ne Moussa Sy dégage ñu jógewaat foofu ne Moussa Sy ça suffit waaye ba tey gisaguñu solution ba tey gisaguñu ku ñu génnee ci jafe-jafe yi ñu nekk ba tey moom boobu ba léegi mu ngi ne tekkaaral toog ci coin nekk ci politicienne li nga xam ne vraiment intérêt personnel am la mais du intérêt goxu Parcelles Assainies parce que bientôt 14 ans de maire ba tey waa parcelle ñu ngi jooy mënoo ñu satisfairal dara ci wàllum santé boo jógee foofu noonu tey nga dem ci wàllum stade bi nga xam ne teg nañ ko fi presque depuis 10 ans mu nekk chantier mi ngi nii nekk suñu wet en face de nous depuis 10 ans mënta pare donc mu nekk li nga xam ne ndaw yaa ngi koy jooy aussi boo jógee foofu ñu dem ci li nga xam ne tey lu nit mënta teg bët ci 14 ans de maire yi nga xam ne Moussa Sy def na loo xamante ne nit mën na cee teg loxo ne lii Moussa Sy moo ko def maanaam MSD Free Parcelles Assainies Moussa Sy doy na jóguñu rek pour wax parce que dañoo bëgg a wax wala dañoo am problème personnel ak le maire Moussa Sy ñun nous sommes là pour l'intérêt de la commune dañ fi nekk pour l'intérêt de la commune des Parcelles Assainies maanaam li ñuy défendre mooy njëriñu askan bi njëriñu commune bi ci la ñuy xeex ci la ñuy dox léegi nag moo tax ñu dajaloo fii kilifa yi nekk parcelle yëpp nga xam ne tey ay mouvement li nga xam ne ci société bi lañ nekk ay parti politique ay mouvement yi nga xam ne dañoo bokk tey war a jongante ji war a jëlee fi Moussa Sy pour teg fi li fi gën ñu dajaloo ci plateforme boobu pour joytu li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nekk biir Parcelles Assainies boo jógee ci loolu liñ ci mën a waxaat mooy tout le temps dañ koy wax ñu ngi défier
koo munti doon foo munti nekk ñu ngi lay défier ci li ñu wax nii maanaam amul lenn loo xamante ne tey Parcelles Assainies mën na ci teg loxoom wala moom le maire Moussa Sy bu dee lii nga xam ne waa MSD Free Parcelles Assainies ñu ngi koy wax dafa am lenn loo xamante ni sos la wala lenn loo xamante ne du dëgg ñun ñu ngi koy woo mu woo presse bi taxaw ak ñoom ne kat ñii li ñuy wax du dëgg parce que 14 ans de maire amul dara loo xamante ni teg na ko ci table sur ces domaines de compétence ak lim ñu proposé woon lan la ñu waxoon hôpital stade bibliothèque centres sociaux pavage environnement canalisation ainsi de suite donc ba tey Parcelles ñu ngi koy jooy kon je pense que ni ñun lu ñu jóg di ko xeex et que di ko wax di ko joxañee donc je pense que ni loolu c'est tout à fait normal. boo jógee foofu noonu nga xool comme lu ñu doon wax pour nag tënk ci loolu li ñu ci bëgg a wax mooy Moussa Sy dafay waajal benn congrès bu mag boo xamante ne da koo bëgg a def au niveau de Grand Théâtre foofu la ko bëgg a defee. congrès bi nag ñun lu ñu ci jàng mooy kuréel bi lu ñu ci jàng mooy Moussa Sy dafa bëgg a naxtaan président de la République parce que xam na ni position bi mu taxawee tey bu langaamuwul du jàll parce que mandat yi mu gagné Parcelles yëpp dafa langaamu dafa àndoon ak PDS langaamu ba gagné ànd ak taxawu Sénégal bu Khalifa Sall langaamu ba gagné tey nag mu ñëw ànd ak président Macky Sall di xool naka lay def ba nekk candidat Benno Bokk Yaakaar parce que xam na ni boobu bu échecgee ci moom rek moom bokkatul ci course gi ndax du amati doole mënatul ànd ak PDS mënatul ànd ak Pastef mënul ànd ak mouvement citoyen mënul ànd ak kenn donc moo tax mu programmé li nga xam ne mooy congrès boobu noonu mu bëgg ko def au niveau fële ca Grand Théâtre war ci dépenser ay millions yi nga xam ne vraiment te que tey Parcelles ñu ngi am problème mu scanner ci hôpital bi am problème mu stade bu yegg ak yeneen ak yeneen ak yeneen kuréel gi nag taxaw temm def point de presse bi pour wax à l'autorité bi nga xam ne tey moo fi nekk muy le chef de l'État ñu ngi koy xamal ni Moussa Sy waa Parcelles dañoo doyal ci moom Moussa Sy waa Parcelles bëggatuñu Moussa Sy waa Parcelles lu ñu ko dénkoon vraiment defaluñ ci dara moo tax tey ñu taxaw pour wax le président de la République Moussa Sy bu dawee ba génn Parcelles di dem ba Grand Théâtre pour def fa congrès cela veut dire que ni li muy woote wala li mu bëgg a naxee président loolu amul ça n'existe pas amatul doole amatul mbooloo waa Parcelles war nañ ko gannaaw jeunesse bi bàyyi nañ ko mag ñi bàyyi nañ ko ñëpp bàyyi nañ ko donc tamit loolu message la boo xamante ne ñun dañ koy lancé ci pour à l'endroit du président de la République maanaam Macky Sall lañ koy lancé moom la ñuy jox kàddu googu noonu ñu jëlaat ci yeneen yi nga xam ne mën nañ ci teg loxo mooy dañoo calculer ni boo xoolee li fi xew daaw ci mbënd mi dafa amoon ay jafe-jafe yu doy waar yoo xam ne indi woon na ko fi te artu naa ko sànq ci sama wax donc te ñu ngi ñëwaat ci nawet léegi yàggatul benn weer wala ñaari weer donc bëgg nañ vraiment autorité bi ñëw taxaw ci loolu ñu saytu loolu dimbal ci waa Parcelles ndax ay jafe-jafe yu doy waar lay indi parce que lu jëm ci assainissement ak canalisation vraiment répondre ci normes yi nga xam ne waa Parcelles ñu ngi koy xaar boo jugee foofu ñu dem ci beneen cadre bi nga xam ne mooy société civile bi mooy tey les partis politiques les mouvements citoyens les activistes yi nga xam ne tey ñoo fi daje ñu taxawal MSD Free Parcelles Assainies ne Moussa Sy doy na plateforme bi ñu teg ko maanaam kuréel bi ñu teg ko pour freiner pour arrêter loolu ensuite tamit sauver les Parcellois pour nga xam ne échéance yi di ñëw ñu mun fi jëlee Moussa Sy ñu teg fi keneen ki nga xam ne mooy ki gën ci Parcelles donc bu ñu koy tënk li ñu ci mën a wax mooy képp kuy Parcellois di góor képp kuy Parcellois di jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di woo ci combat bi nga xam ne suñu combat la ñun ñëpp ñun tey Parcelles bu doxee suñu intérêt la Parcelles bu génnee ci jafe-jafe yu mu nekk nii ñun la ci génnal te nag génération bu ne xeet bu ne dafa war a xeexam dañoo war a préparer suñuy ndaw préparer suñuy doom préparer suñuy ëllëg bu ñu ñëwee ñu fekk Parcelles Assainies mu nekk parcelle bi nga xam ne vraiment moom la ñëpp di xaar mu am xaar kanam bi nga xam ne moom la ko ñëpp yaakaare woon bi ñu fiy dëkk si di fi jënd ay kër di fi def ay millions donc ñu ngi woo ñëpp ci combat boobu encore une fois di wax Moussa Sy doy na sëkk di wax Moussa Sy dégage di wax Moussa Sy abal ñu donc ci kaddu kuréel bi di MSD Free Parcelles Assainies Moussa Sy doy na nga xam ne ñu ngi ko tënk fii ci Parcelles Assainies le 1er juin 2021 ñu ngi leen di remercier di kontaan bu baax a baax